salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen kàddu ci seen rubrique d'actualité de la semaine. li nga xam ne nag moo gënoon a fës ci semaine bii ñu génn doon li nga xam ni moo di ndaw soosu ne tudd Hiba Thiam te ñu faate mu ñàkkoon bakkanam fële ci Almadi. dina doon tamit li nga xam ne moo di suspension autorisation de circuler yi nga xam ne kii di le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye dakkal na ko, ak tamit li nga xam ni moo di cas communautaire yi nga xam ne dafa sax di law fii ci biir Sénégal. dinañ waxtaanee tamit li nga xam ne moo di force Covid yi yestuti ñu yaatal leen xibaar bu mu gën a leer. mbokki internet di comme nañ leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi, ki nga xam ne moo di Hiba Thiam doon ndaw bi nga xam ne moo ñàkk bakkanam fële ca Almadi. ci affaire boobu nag boobu léegi ngi siy dégg ay ndaw yi nga xam ne duñu am tur dëgg ci biir Sénégal, ci mel ni Dame Amar ak ñi ay jegeñaal mi nga xam ne ñoom la àndaloon. ki nga xam ne moo di Maty Sarr ñaar suñu ndaw fii ci biir seen kàddu indi nañ ci ay leeral. si jamono joo xam ni Sénégal dafa décréter état d'urgence boole ko couvre-feu boo xam ne mu ngi tàmbalee ci 8h ci guddi ba 6h du matin. si jamono jooju la ay doomi Richard maanaam ñoo xam ne seen papa dafa am xaalis daal di organiser benn soirée privée boo xam ne ñu ko doon tëggee ca Almadi samedi bii ñu weesu. ci biir soirée boobu noonu nag lii di drogue ak sàngara nekkoon fa loo xam ne mu fa doon jaaba jonge ba ki nga xamante ni mooy Hiba Thiam nekk benn xale bu jigéen boo xam ne benn doom la ci ndeyam ak baayam daal di mujjee ñàkk bakkanam ci lii ñuy woowee overdose maanaam jël drogue ba ëpp. si ginnaaw si nag ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo organisé woon soirée bi ki mel ni Dame Amar ak ki nga xamante ni mooy Corom nekk tubaab di wuyoo ci turu Layla ak ki nga xam ne mooy Fatima Rigal ñu gën koo xam ci turu Poupette ak Djadia Tall nekk serveur ci benn hôtel de la place ak ki nga xam ne mooy Jibril Ndiogu Basel ñu gën koo xam ci turu Neex. ñoom ñëpp yoon daal dina leen di teg loxo. ginnaaw nag bi nga xamee ni yoon daal dina leen di teg loxo ñoom ñu daal di leen jàppoon ngir lu jëm ci wàllum association malfaiteur ak li nga xam ne mooy usage de drogue maanaam jëfandikoo drogue ak li nga xam ne mooy non assistance à une personne en danger mooy maanaam ki nga xamante ni dafa nekk ci ay jafe-jafe wala njàqare te kenn taxawu ko ak li nga xam ne mooy violation de la loi sur le couvre-feu mooy maanaam jéggi yoon bi nga xamante ni nguur gi daf koo jël daal di koy tëral jëm ci wàllum couvre-feu. ñoom ñi nga xam ne nag amoon nañ retour de parquet mu jënte bi procureur ginnaaw bi ñu jàmmaarloo ak procureur dañ def sous mandat de dépôt. ki bu jigéen bi nga xam ne nag moom mujjee ñàkk bakkanam ci soirée boobu di Hiba Thiam nekk jeune cadre bu mag doon jiite benn entreprise bu mag fii ci Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru mujjee nañ koo jébal boroomam àllarba bi ñu weesu ginnaaw bi autopsie bi daal di wane ni li nga xam ne mooy jëfandikoo drogue bu ëpp moom moo ko tax a ñàkk bakkanam ci soirée boobu nga xam ne ñu ngi ko tëggee woon ci benn immeuble bu tudd Garden boo xam ne mu ngi tudd Garden nekk fële ci Almadi te ki nga xamante ni mooy doomu Baba Diaw itok moom moo ko daal di moom. ginnaaw li nga xam ne moo di drame bi nga xam ne amoon na fële ca Almadi nga xam ne moo di ay Dame Amar ak ay jege ñaale nga xam ne ñoom duñu percé li nga xam ne moo di couvre-feu boobu leen nga xam ne respecté wuñ ko benn yoon bi ñi nga xam ne ngi def seen yëf yooyu léegi ki nga xam ne moo di ministre Aly Ngouille Ndiaye doon na ministre de l'intérieur moom nag indi na li nga xam ne moo di suspension wu nga xam ne bépp circulation daktal nañ ko fii nga xam ne moo di Sénégal ak ci territoire yi ak tamit li nga xam ne moo di autorisation yi jot a génn moom la nee na lépp dina dakk li nga xam ni keroog ci alxames bi la nekk 9 avril 2020 bu 20h jotee. ginnaaw bi nga xam ne kii di le ministre Aly Ngouille Ndiaye dakkale bépp dem ak ñëw fii ci Sénégal li nga xam ne nag moo di cas communautaire yi gis nañ ni ay dizaine am na ci fii ci biir semaine bi. ginnaaw dizaine yooyu li nga xam ni tamit moo di le ministre Aly Ngouille Ndiaye dafa mel ne ndogal yi mu jëloon dafa gisoon li ñu mel ki nga xam ne nag moo di docteur Aloyse Diouf moom nag li mu xamle mooy que ni guerre baa ngi soog a commencé ndaxte li nga xam ne moo di cas communautaire yi mi ngi gën di law fii ci Sénégal.
ginnaaw bi nga xam ne li nga xam ne moo di cas communautaire yooyu leen dinañ waxtaan ak yéen li nga xam ne moo di force Covid yi nga xam ne moo di les concessionnaires du Sénégal ñoom nag indi nañ seen aide jox ko nga xam ne moo di état du Sénégal ak ñi nga xam ne nag moo di monsieur Bara Sall nekk seen porte-parole moom nag ñoom bi ñu ginnaaw bi nga xam ne nañ seen apport ñu ngi ko jox ki nga xam ne moo di Mass Thiam nga xam ne moo représenté woon kii di le ministre Abdou Karim Fofana ñoom nag seen participation nag mi ngi tollu si doom gi nga xam ne moo di 6 millions de francs CFA ginnaaw Mass Thiam nag moom ne li nga xam ne jox nañ ko dina ko teg ci ay loxo yu wër reportage Mati Sarr Niang am déclaration bu am solo bu mu ci def muy ñëpp nañ ànd pour xeex mu jóge fi ba mu pare mu joxe ay directives joxe ay orientation mooy li ci ëpp mooy set li ci gën a bari ci li ñu ko déggee mooy set président waxee loolu rek ñun tam ñu gis ñun concessionnaires yi ah kuy def rek ñun ñoo ci war a jiitu ñun ñi nga xam ne ñii ci setal lañ dëkk ñu ànd ko ak suñuy nawle muy les techniciens de surveillance ak ñu nu àndal ñun defaa lu ñuy def rek ñun ko defal parce que ñun ñooy xëy ci mbalit mi di ci yendu di ci fanaan te lu ñu soxlawul it camal la ko yóbbu moo tax ñun tam ñu xalaat ni symboliquement comme que kenn ku ne yaa ngay jéem a def dara ñun tam ñu xool ñu waxtaan suñ biir xool ñun tamit lu ñu war a def biñ ko xoolee ñu ni daal ñun suñu tutelle rek lañ jëmunu fenn parce que dafa am fu ñuy liggéey am ku ñu yilif bu dee ñaar dërëm it foofu lañ jëm ak moom bu dee dem ca moom gërëm ko sax moom la ñuy gërëm moom mu jottali lu ko fam nu ko war a jottali le moo tax bin toogee ba ñëpp dajee nag xañ na ñëpp participé wuñu mais la majorité participé nañu 15 concessionnaires participé nañu dinaa limal tuddi kenn ku ci nekk ñi nga xam participé nga xam ne ñii wax dëgg yàlla ñoo dajal lii tey ñu jox ma ko nag naka yëg maay seen porte parole nag ñu jox ma ko nag ni ma ah demal seetal nu mu gën a baax rek nga defee ko noona Ablaye Der participé na Saint-Trace Mamadou Ndiaye participé na Maam Ndaak Youssou Yadd participé na Tawa Trans Cheikh Gueye participé na Écosystème Boubacar Diallo participé na Citrams Bara Sall di man mi wax ak yéen participé na AFP Ahmed Fall Braya participé na Senetra Mor Ndiaye participé na Sarsara monsieur Fall participé na Kër Khadim Mor Thioro Diop participé na mooy itam mi ngi nii taxaw IDEX Issa Seck participé na Darou Salam Serigne Dia participé na Ropetec Ali Mané participé na Holding Gueye Fallou Gueye participé na Sentar Maxa Fall participé na muy 15 personnes yi ñoo participé ban dajale environ yi ci ëpp solo mooy éléments yi nekk ci mbedd mi di bale ak ñi nga xam ne ñoo yore oto yi daan naa tàmm di wax sama collaborateurs yi fii ci biir kër gi nii bu ñu tëddoon di nelaw sax camions yi daañu génn mbalit mi daañu ko far dana dem fañ ko war a yóbbu donc vraiment waruñu di jug ci di leen jaajëfal donc occasion la pour man pour jaajëfal encore les techniciens de surface que moi j'appelle les agents de propreté parce que tàmm nañ fii Sénégal di ñu tuddee agent de nettoiement mais defe naa léegi loolu waroon na évoluer ndax li ñuy indi mooy cet te jamono bii te ñu toll wane na loolu donc vraiment maa ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay fii ci seen kër bu weesoo loolu nag lii ngeen def nii tey nekk na lu am solo lool am na lu am solo ndax mooy li nga xam ni moom la kilifa réew mi digle ci tànk boobu ngeen tegu donc vraiment du ñu def lu dul di leen di sant ci geste bi suñu ministre bi nga xam ni moo ñu ilif muy Abdou Karim Fofana bëggoon na ko teewee mais dafa fekk ni tey dañu tombé ci bésu conseil des ministres moo tax teewu fi mais bi mu ko yëgee amoon na itte pour fekkee ko ñëw présider ko donc démb rek lañ ci mujj waxtaan mu ne moom daal mën naa la yebal yow nga dem représenté ma foofu nga récupérer dons yi nga xam ni moom ngeen def donc vraiment liggéey bi nga xam ni yaa ngeen koy liggéey fii ci UCG pour ñun am na solo lool ndax liggéey bi yëpp ci seeni loxo la nekk te président de la République aussi instruction yi nga xam ni moom la ñu jox mooy bëgg na liggéey bi ñu taxawu ko kën ko yóbbu kanam mais nañ ci def suñu kem kattan ànd ceeg sénégalais yi nga xam ne ñoo ci nekk di ci sonn te kooku weesuwul yéen ñii fi teg
beneen bi mooy concessionnaire yi xëy na mën nañu 18 wala 20 mais bu fekkee ni 15 manko nañ ci ànd pour ñëw def effort bi vraiment lu rëy la ci ñun donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di sant aussi suñu wayjur yi nga xam ni ñoo ko teewee bàyyi seen itte ñëw fii loolu nekk na lu am solo lool ci ñun donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen renouveler encore notre disponibilité à vous accompagner parce que Sénégal moo ko soxla te gis nañ ni adduna bi mu ngi wëlbatiku parce que xëy na jàppoon nañ ñu liggéeyu mbalit liggéey bu suufee la mais léegi gis nañu rôle prévention fi mu toll te prévention mooy d'abord setal sa kër setal sa gox setal sa entourage set yow ci sa bopp donc loolu ñun am nañ ci responsabilité bu mag te gis nañ ni sénégalais ñu ngi commencé jël conscience ci loolu di sàmm seen mbalit di sàmm aussi façon bi nga xam ni moom lañ koy conditionné wee ba nga xam ni ñun ñu koy récupérer di ko yóbbu ci ay oto ak i bërëb aussi dina yombal suñu liggéey donc ñi ngi jaajëfal aussi sénégalais yi ci conscience citoyenne boobu nga xam ni mu ngi ñëw des na nañ ci góorgóorlu aussi am na jéego yu bëri yu ñu ci war a def en termes de sensibilisation te yéen aussi am na ci rôle boo leen di jouer parce que yéen a nekk au contact des clients et des citoyens si je peux dire ainsi mais daal li ngeen def nii tey lu rafet la lu rëy la te dinañ ko yeggal fañ ko war a yeggal ministre bi yëg na ko président dina ko yëg ñu ngi leen ciy sant bu baax te ñi ñu ko war a jébbal aussi dinañ leen ko jébbal ndax ay dons yoo xam ne ni ma ko séenee nii am na njëriñ lool ndax loo xam ne déparé na ci lu jumtukaay yu ñu war a jël pour fagaru ba ci nit lu mu war a dimbali ko boppam pour lekk maanaam li nga xam ni yëpp la ñuy xaar defal ngeen ñu ko donc vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm sant bu amul ab commencé woon naa aussi man def quelques tournées pour rencontrer ay concessionnaires mais yàlla suñu borom ni dara tuwul moo indi circonstance boo xam ne dañu obligé décaler ko mais ci tànk boobu laa nekk parce que jàpp naa ni yéen a xam liggéey bi yéen a yàgg ci liggéey bi yéen a ko yore war nañ fu ñu toll di jokkanteeg yéen di leen déglu di jël seen xalaat ngir ñu mën a améliorer liggéey bi. di ba tey ci wàllum Covid 19 ki nga xam ne moo di Bamba Fall ak ki nga xam ne moo di deuxième adjoint yoom nekk Martin Samb ñoom nag dañoo xaw a réeroo ci ay kàddu ndaxte ki nga xam ne moo di Bamba Fall dafa bëggoon li nga xam ni moo di benn statut spécial boo xam ni da koy may nga xam muy mën di dogal ci wàllum xeex coronavirus boobu la ca biir commune bu Médina moom nag ki nga xam ne moo di Martin Samb nee na mi ngi leen convoqué woon keroog mercredi 15h pour ñu mën a voter boobu les lois waaye kii di Martin Bass nee na Martin Samb plutôt nee na moom ñi nga xam ne ñoo conseillers yi fa nekkoon ñu ngi toll woon ci 26 conseillers waaye ki nga xam ni moo di tamit Bamba Fall weddi na li ni mel suñu ndaw bi di Mati Sarr ñaa jokkalante nag téléphone kii di Martin Samb. maa ngi lay gërëm man daal dama jàpp ne démb la ñu envoyé SMS pour wax ñu ne am na réunion tey mairie bi mais bi loolu amee préciser wuñu ordre du jour bi préciser wuñu tam séance bi ndax conseil municipal la wala dara boobu wala woo secrétaire municipal bi ma laaj ko après mu ne ma conseil municipal la mais préciser wuñu woon ordre du jour après la ñu commencé wax dañu yónnee ay SMS pour wax ñu ne virement de crédit la ak autorisation spéciale mais tey bi ñu ñëwee toog ci salle bi man bi may yegg ci salle bi 3 heures pile fekk na ma ci mairie ci salle ba te 3 heures pile fekk naa ko boobu mu commencé te ba muy commencé 25 conseillers la commencé ndax mën naay 26e personne bi signé donc amul woon quorum mënul woon commencé réunion bi waaw yooyu daf ko leeral lul boo gisee coow li bëri parce que dama ko ne monsieur le maire leeraloo montant yi ndax yaa ngi ne nañu jël xaalis bi desoon ci budget daaw bi mu nekk presque 160 millions mooy excédent budgétaire nga ne nañ ko jël dugal ko ci xeex bi nga ëlbateeku waat ne nañu jëlaat PACASEN xaalisu PACASEN bi dugalaat ko ci xeex bi ndax xeex boobu set bi yëpp xeex bi dafa rëy dafa large te xeex boobu dafa nar a gudd nañ ko ci dugal ëlbateeku ne tabaski korite yëpp sax nañ ko dugal ci xaalis bi waaw kon tey xaalis boobu yëpp tey chiffré wu ko parce que dafa ne bu boo ko xaymaa yooyu yëpp dina jege 400-500 millions xaalis boobu yëpp tey mënoo ko jël yow nga ne da nga koy def ci xeex boo xam ne amoo plan de riposte xamoo Médina ñaata famille ngay dimbali xamuloo plan de riposte bi nag nga ko organiser parce que waxtaanoo si ak conseil yi moom li mu bëggoon daal mooy ne conseil yi ñëw votel ko xaalis bi mu téye ko ak autorisation spéciale pour utiliser ko ni mu ko neexee mais loolu laa ko ne loolu du fi am
ginnaaw Martin Samb bi ñu jëkk ak kii di Mati Sarr ñaar téléphone kii di suñu ndaw yi seen kàddu jéemoon nañu woo ki nga xam ne moo di Bamba Fall waaye moom nag li mu wax moo di du accordé benn interview ndaxte li nga xam ni moom la ñuy aver loolu amul benn yoon nee na ci biir conseil yooyu la ñi nga xam ñoo di 40 conseillers ñoom ñoo teewoon ci boobu les réunions te kenn rek moo ci ñëwul woon te loolu yaakaar naa ni ay décision am la moom du ci forcer benn yoon waaye leen dogal boobu la ñoom voté nañ ko fële na le ca Médina mbokki internet yi ba tey ci li nga xam ni moo di wàllum Covid li nga xam ni moo di gratuité facture d'eau yi ak électricité yi ki nga xam ne moo di Mouhamadou Makhtar Cissé ak Mbaye Thiam ñoom def nañ li nga xam ni moo di conférence de presse keroog ki nga xam ne nag moo di Mouhamadou Makhtar Cissé moom nee na li nga xam ni dafa jëm ci wàllum courant lépp lu nga xam ni dafa tolloog 200 kilomètres watt par heure loolu lay def état bi daf ko wàññi nga xam ni duñu ko fay kii tamit di Mbaye Thiam moom nag lépp lu tolloo ko 20 mètres cube nga xam ne ko war a fay ci ndox loolu tamit état bi daf ko jël ci charge am looloo tax ñoom ñu génn état du Sénégal génnee lu tolloog ci 15,5 milliards pour mën a rembourser boo yooyu la det mbokki internet yi li nga xam keroog ci mardi 7 avril bi ki nga xam ne moo di le ministre de la santé et de l'action sociale bi mu génnee dafa xamle woon ni fii ci biir Sénégal du ñu mën a accueillir benn doomu ndaw Sénégal boo xam ne dafa ñàkk bakkanam ci ay pays yoo xam ne dafa infecté ginnaaw bu mu waxee loolu nag ki nga xam ne moo di le président de la République moom mujj nañoo jël ndogal pour jënd ay sépulture fële ca nga xam ne moo di ca Europe bépp Sénégalais bu fekkee dafa ñàkk bakkanam foofule ñi nga xam ne ñoo fa teewal Sénégal ñoom dinañ assurer boobulee situation ba jëndal leen ay sépulture ñu mën leen jébbal seen borom ni mu waree. ba tey ci wàllum coronavirus ak recommandation ministre yi ki nga xam ne moo di ministre Oumar Youm ginnaaw bi mu jëlee ay recommandation am dem nañ fële nga xam ne moo di gare routière de Grand Yoff waaye gis na ni ñi nga xam ne ñoo di chauffeur Ndiaga Ndiaye yi ñoom respecté wuñu benn yoon yooyu les recommandations suñu ndaw bi ñu fa teewulam ngi nekk El Hadj Mamadou Djigal 3-3 léegi 500 ngeen di fay ba fan Tëngéej tout droit Tëngéej Kën Bay Fall ok waaw monté ma kii ma laaj ko alors ñu fekk fi ki nga xam ni kenn ci responsable yi chauffeur yi fii yëngu ak coxeur yi sëñ bi tur bi naka la. Pape Niang laa tudd responsable ci garage bi fii nag mooy garage su Ndiaga Ndiaye bi stade fii heure bii clients yi dañuy songu si ñun nag li nga xamante ne moom la responsable bi santaane président bi santaane ko mooy li nga xamante ne moom la président de la république santaane ministre de la santé santaane ko set ak setal li nga xamante ne moom la ñu may oto bu nekk nombre ba da nga koy xaaj ci digg bi ñu yàpp dem yokku la wuñ kenn paas ku ko def sa responsabilité bopp la ñun nag duñuy autorité ay responsable lañ ñu nekk ci garage bi ñun nag li nga xam ne moom la ñu santaane mooy li nga xamante ni moom la borom réew mi santaane nañu yëpp ak suñu ministre Oumar Youm li mu santaane moom la ñu def directeur transport terrestre ak suñu président Aliou Lo li mu santaane ak Dambey loolu la ñu ne moo tax président bi man la fi bàyyi ak responsable yi ci biir yokku la wuñ kenn paas ku yokk paas yaa jël sa responsabilité bopp nga yokk ko waaye responsable mu yokkul te kun ko gis nga di ko def daañu wàcc say client mais loolu bu amee man dama nekk témoin garage bi dama fi nekk témoin ñëw naa fi xam naa tarif yi ni mu tëddee paas Tëngéej bi dañ ko yokk téeméer la léegi te ngeen ni yéen ay responsable yéen ngi bàyyi xel loolu Ndiaga Ndiaye dañ ni moitié maanaam ban bu ne 3 personnes gis naa fi Ndiaga Ndiaye bu yeb 4 personnes ba indi coow sax ak xuloo yéen ngeen ni ay responsable yéen ngeen toog di seetaan loolu nu mu demee noonu. non ñun loolu gisuñu ko de yow yaa ko gis xëy na. man maa ko gis clients yi gis nañ ko. waaw ñun loolu gisuñu ko ñun li ñu santaan dégg nga ma wax dama ne ñun li ñu santaane mooy 18 personnes ak chauffeur ak apprenti ak tarif normal ku ko passé nag gendarme yaa ngi ci yoon wi yaa ngi gendarme dañ leen jàpp ñoom ñëpp ci yoon wi fourrière leen ci yoon wi parce que capitaine bi santaane wu ko kenn santaane wu ko ci ko ci def nag yaa ko def sa jub bopp lu lool te dal doo gis benn responsable bu la wallu parce que ñun li borom réew mi wax moom la ñu wax li président bi wax moom la ñu wax li ministre bi wax moom la ñu wax waaw leneen moom ñun xamuñu ko ci ko def sa responsabilité bopp la ñun waa garage Ndiaga Ndiaye loolu lañ santaane waaw. xam nga am na benn client bu ñëw. 400 léegi kële mu ngi yokk 400 nee na. 400 fan ban. Kër Massar mu ngi noonu di yokk. kon témoin mi ngi nii yéen a ngi gis car bi mi ngi yeb 400 Kër Massar beneen car bële boo fa demee Tëngéej téeméer la yeb. kooku dama indi numéro yi man numéro bu ma ci gis
danaa wàcc say client danaa la fayloo naa wàcc say client danaa la sanctionné man nag du ma autorité li ñu mën nag mooy terrain bi noo ko moom li nga xam ne moom la fi santaane moom la ñu def mun ñu ko gis nag ndax apprenti yi moom la ñu def mun ñu ko xam ñun ñëpp waaye jël na suñu responsabilité président bi man la fi bàyyi ak responsable yi ci biir ñu jël suñu matukaay képp ku ko fi def heure bii client yi dañuy song waaye itam client bu bëgg a dem taxaw fa daan ni léegi ñoom ñooy dajaloo daan ni léegi mën nañoo fay nangam client yi dajaloo mën na fa nangam buñ ko joxee oto bi da leen di yóbbu waaye ñun sant ko kenn client yi nag léegi la ñoo dajaloo nii mën nañoo fay nangam muy 9000 wala 8000 nga yóbbu te ngeej kooku nag client bi la client yi la waaye du responsable yi waaw loolu daal nga faat ñu tur bi Pape Niang responsable gare Grand Yoff merci d'accord merci ñoom dañoo jékki-jékki rek yokk paas yi te kenn yokkuloo leen ko voilà Kër Massar 300 la woon léegi ñu ngi koy def 400 Tëngéej 500 la ñuy fay loolu nan nga ko gisee doy na war gis nga dañuy yab oto yi fi mu nekk nii dañoo apprenti bi nañu Kër Massar ñuy waaj a ko yéeg a ko wàcce ba pare yokk paas yi fi mu nekk nii moom doy na war daal ku ñu si dimbali nag ñu jël lii moom wàcc war a ñibbi sa kër saa yi nekk si mbedd mi taxawaalu apprenti yeeg chauffeur yi ku nekk di la këll-këlee waxuma la ñun bañu ñoo fay paas yi sax mais nañu yeb dem rek nañu yeb nañu fii bii Kër Massar bii Tëngéej la yem ñu yëg si dem suñu yoon mais bañu ñu sax ñu fay 400 wala 500 li ñuy def moom teguñu ko si yoon moom ñàkk pexe donc moo fi nekk nag nombre de place bi ñuy wax di ko respecté parce que man j'étais témoin démb ma gis oto boo xam ne 3-3 lañ leen yeb la mu yeb 4 ba andi coow yow loolu est-ce que ñu ngi koy appliqué non ñoom nag ñi ngi appliqué loolu ñoom ñi ngi appliqué 18 personnes yi wax dëgg yàlla mais daal leen daal moo ciy problème mooy dañuy yokk paas yi client yaa ngi taxaw oto yaa ngi taxaw mënuñoo dem loolu mooy problème bi mais ñoom ñi ngi respecté kii norme bi moom normalement vraiment waaw bu yàlla taxee rek ñuy wax en tout cas daal dañuy yokk paas yi ñuy yokk daal mooy problème bi quoi vraiment. loolu kilifa yi dañ ko tere. mais luñ ci mën mais gars yi buñ génnee ne lii bu ko kenn def ba pare amuñu kenn ku siy topp ñoom lu leen neex la ñuy def. parce que seen responsable bi mi ngi nii sa wet wax na ni ñoom kuñ ci gis dañ lay sanctionné mais loolu dafa ma ni ñoom dañoo toog di seetaan. doy na waar daal doy na waar de en tout cas daal oto bii ñu jël nii waa ji 400 la woote mais en tout cas ñoom 18 personnes yi ñu ngi koy respecté mbir nag boo nee lii nii kenn du ko def si réew mi da ngay am loo xam ne da ngay teg ñoo xamante ne ñoom ñoo siy topp. léegi clients yi ñi jëm Tëngéej téeméeri lañ leen di fayee ko malgré ñu ngi respecté kii bon chauffeur bi sax yéen a gis oto bi dafa mujj wàcc clients yi sëñ bi noo dund mbir mi. bon vraiment c'est fatigant quoi parce que tout le temps ñu ngi jànkuwul ay problème chaque jour dañuy yëb ba fees di fayeeku tarif boo xam ne du tarif réel à chaque fois dañuy augmenter tarif yi bon bu njëkk a jaay 500 ba Tëngéej xam nga dañuy wax ba sondage mënuñ ci dara quoi. ba tey ci Grand Yoff ki nga xam ne moo di El Hadj Mamadou Djigal moom tamit bi mu demee daje na ak ay soxna yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci suufu pont wu Sénégal 92 ngeen lay li nga xam ne moo di ay béton ginnaaw bi nga xam ne ay chantier am na fa soxna yooyu nag seen liggéey mooy dañuy xëy di dem di lay ay béton ngir mën a dundal seen i njaboot reportage El Hadj Mamadou Djigal. réewum Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ni lii di ndóol gi am na fi doole lool rawatina ñi nekk ca kaw ga ba ma waral ñi ëpp ci ñoom rawatina soxna yi di faral di wutali dëkk yi gën a mag ci réew mi ngir amum xëy dëkk yooyu lële biñ ci gën a taamu mooy capital bii di Ndakaaru li koy firndeel mooy ay soxna yoo xam ni ñu ngi leen fekk ci suufu pont bii ñu dippee pont de l'émergence ñu gën ko xam ci pont Sénégal 92 nekk foofu le ci Grand Yoff waaye soxna yooyu le di sàkku ay ndimbal jëme ko ci kilifa yi réew mi rawatina kii di président Macky Sall. déedéet maa ngi door a ñëw tey waaw tey jii rek laa ci commencé waaw. liggéey bi métti na de ni ngeen koy jeexee. métti na di waaw métti na di bàyyi xanaa rek toogaay moo mënul am waaye métti na. léegi su fekkee ni maanaam lii dajale ngeen ko njëg gi dina am solo. waaw dinaa xaw a tane kay. par ñaata ngeen ciy jaay. par saako rek lañ ci. saako bi ñaata ngeen koy jaay à peu près. 1000 francs. saako bi li ngeen si daj yëpp 1000 francs la. déedéet saako bu ne. waaw. li ngeen di dajale yëpp. déedéet par saako la ñuy jaay saako 600 saako téeméer. waaw noonu la moom laa wax li nga dajale nii da nga koy sol si saako ba mu fees. saako 50 kilos yi. déedéet du nekk benn saako dangay am par saako. da nga koy dagg quoi. waaw mooy saako ñu dagg ci. waaw. ngeen koy jaay par 1000 francs. waaw par 1000 francs wala 500. 600 ak 500. par 600 ak par 500. ba amu leen si benn jafe-jafe. déedéet amuñ ci benn jafe. ngeen fi nekkee kenn ñëw fi daal tere leen ni bàyyi leen. déedéet kenn waxuñu dara de agum kay. man sax tey rek laa fi ñëw de waaw. su ma gisee béton si mbedd mi dama koy ñaan
di ko jaay su ma amee diggu saako dama koy jaay 600 500 wala 700 sax bu ma gisee ku yomba waxaaleel. journée bi à peu près ñaati saako nga mën a lay. tey jii da lay naa kii nu ma tuddati tey lay naa 14. waaw tey laa ko lay waaw. léeg-léeg nga dal si boo xam ne ji day béton bi day mën dañ na koo jalal quoi. waaw tey moom waaw tey moom baax na trop wante yenn saa yi da ngay dox ba sonn sax te doo am da ngay ñibbiwaat noonu. ñaati saako nga jaay tey. tey jaayuma dara nag. jaay boo dara. waaye mu mel ni jafe-jafe yi soxna yooyu le di jànkuwanteel jamono yi lii di mbas mi ñu gën ko xam ci coronavirus daf ko gën a yokk jamono yi ndax ñi ëpp ci ñoom dañuy xëy ba ngoon jot waaye li ñuy yóbbu kër ga daf leen di téye ba tax na rek ñuy gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu gëstu leen. parce que amuñu ku ñu jàppale metti na daal liggéey bi moom liggéey bu metti la te nguur gi dafa war a jàppale mbindaan yi dafa war a jàppale fóotkat yi dafa war a jàppale laykatu bateau bi mais boo ko xoolee moom boolewuñu ci dara parce que loolu tamit doon na lu metti ci ñun te bu kii ñëwee impôt ñëwee ñu fay patente bu ñëwee nga fay leneen ak leneen nga fay bu vote ñëwee nga voteel ko nañu jàppale ngir yàlla ak yonant bi gestu ñu ñun tamit liggéey bi metti na ci ñun ñu ngi daan suñu doole nekk fii di fay suñu luyaas di yóbbante suñuy doom bëgguñu daal dara lu ñu metti daal ak lu metti njaboot ji loolu kese moo tax ñuy def lii waaw dañoo yor ay xale daal di daan suñu doole vraiment liggéey bi moom metti na trop metti na trop buñ ko bàyyee amuñu fu ñu sës amuñu leneen lu ñu def balaa mu ñuy bàyyi loolu liggéey yu nag balaa caag nañu gestu rek yàlla baax na. barke démb ba tey depuis alxames ba tey maa ngi ci di lay li ma lay lépp a nga nale am naa fi juróom-benn fukki saako te mënuma gis ku ko jënd te su ma wàccee dinaa bëgg a añ dinaa bëgg a ndekki dinaa bëgg a reer yoon bi tëju mënatuma ñibbi ci magum jëm bu toll ni man ni waroon naa fekk ma dem ñibbi bi di noppalu boo gisee ma ñëw ci béton bi di liggéey ñàkk fu ma jàpp li ñu indi woon marchandise jeex na amatuñu fu ñu jàppale nañ ko ba mu jeex li ñu yóbbante ko njaboot damaa yor ay njaboot yu ndaw yoo xam ne tuut tànk lañu lii de moo ñu sonal. ginnaaw jàngat yooyu la nga xam ne amoon nañu ko fële ca Grand Yoff suñu ndaw bi di Maty Sarr Niang moom demaloon nañu fële ca marché Dior ngir xool li nga xam ne moo di mesure d'hygiène ndax ñi nga xam ne di commerçant yi ñu ngi koy appliqué ñu teewlu micro-trottoir Maty Sarr Niang. mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yi ñuy bàyyi xel ci seen kaddu point sn ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay tey nag fii ñu nekk marché Dior nekk ci commune Parcelles Assainies ñu ñëw fii ngir def reportage pour xool jaaykat yi ndax lu jëm ci seen matukaay jël nañ ko pour xeex jàngoro bi ñuy wooye coronavirus te cas de transmission communautaire yi commencé fay bëri fii ci Sénégal ñi nga xam ne itam ñooy clients yi ndax ñoom ñi ngi bàyyi xel feebar bii nii fii nag boo fi ñëwee nga xam ne carrément affluence bi wàññeeku na bu baax a baax waaye ndax jaaykat yeeg itam ndax jaaykat yi jël nañ seen matukaay yu war ngir fexe ba feebar bi du jaaree ci ñoom ngir gën a mën a law reportage bi nga xam ne dinañ ko fi amal tey jëlee ni dina mën a tax ngeen gën cee am lu leen leer ma ànd ceek Bokar Dieye sama cadreur bu ñaaw bi ñu fas yéene dugg ci biir marché bi ngir xool état des lieux xool jamono ji feebar bi nan la fi ngir fexe ba feebar bi bañ a law ban matukaay la fi jaaykat yi jël ngir gën a mën a jàmmaarloo ak jàngoro bii di coronavirus. man Ibrahima Bidé laa tudd ñu gën koo xam si Issa Pouye. alors sëñ bi feebar bii di coronavirus nga xam ne mu ngi wër àdduna Sénégal itam jël ci wàllam jamono ji ñi ngay dégg ay cas communautaire maanaam feebar bi ki koy am du xam fan lañ ko wàllee ak kañ la ko am alors tey jëlee nii yow en tant que commerçant ndax jël ngeen seen matukaay pour jàngoro bi bañ a yegg si yéen. waaw suñ matukaay de mooy li nga xam ne moytu mooy liñ dégg gars yi di wax ne moom nañ ko moytoo feebar bi mooy lan raxas say loxo ba mu set ak sa masque xam nga moytu assemblement bi dajee bu bëri quoi waaw loolu daal. waaw maam Cheikh la maam Cheikh. alors maam Cheikh yow ban yan matukaay nga toog ko jël ko pour feebar bi ñuy wooye coronavirus bañ a yegg si yow comme da nga nekk marché di def wàllum jënd ak njaay di jëflanteeg nit ñi saay boo xëyee suba ba jant soo. waaw xanaa waaw di santaat yàlla bu baax a baax ñun moom saay bu ñëwee fii moom ñu ngi jël suñuy précaution bu baax waaw maanaam rassemblement yi ñu ngi koy maytu bu baax à chaque fois bu ñu ñëwee fii di jaay bu ñu gisee ne mbooloo waa ngi dajaloo rek dañuy éloigné wu tuuti waaw léegi laa takkoon masque bi dama ko tekki waaw bu ñu gisee mbooloo mi ñëw na rek dañuy takk masque daal di sol suñu gant waaw bu mbooloo mi xawee wàññeeku rek ñu simmiwaat affaire yi comme que dañoo nekk ci temps boo xamante ne dafa tàng. Mohamed Cissé lañ koy wax. alors Mohamed Cissé tey jëlee nii feebar bi di coronavirus dugg na ci Sénégal
njëkkee woon na si dëkk yu bëri si àdduna bi mais jamono ji gis nañ ni commencé naa law cas de transmission communautaire mooy yi nga xam ni nit ki da koy am te du xam kan moo ko wàllu feebar yi commencé fee bëri mais yow Mouhamed en tant que commerçant te chaque jour yaa ngi jëflanteeg doomi aadama yi yan matukaay nga jël pour feebar bi bañ a mën a yegg si. waaw kii bi jël nañ ci suñ matuwaay bu baax a baax liñ ci war yëpp ñu ngi koy def wax dëgg yàlla di jëflanteeg clients yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci boutique bi ñu ngi teg suñu antiseptique clients yi bi ñëwee laal ñëw ñu jaay leen après bi ñu génn itam ñun ñu laal lépp luñ laal daal dañuy raxas suñu loxo ñu ngi ci góorgóorlu bu baax di laal antiseptique yi comme niñ ko santaanee daal ñu ngi koy defee noonu bu baax di ci góorgóorlu daal incha allah. Maada. alors Maada yow sa teewaay tey ji si biir marché Dior lan la. waaye dama ñëw rek juste pour jënd am lu ma soxla rek ma jënd ko. alors Maada xam nga ni feebar bi ñuy wax coronavirus dugg na ci dëkk bi law na fi bëri na zone yoo xam ne am na ko te bëri na léegi cas yoo xamante nit ki day am te du xam fu mu ko jëlee donc marché xam nga ni moom ku fi ñëw sa xel sax war na mën a daj ni feebar bi sax mu ngi fi mais yow en tant que client ndax jël nga say matukaay pour boo ñëwee fi feebar bi doo la fi dal pour nga yóbbaale. waaw kii daf ma fekk sax maa ngi def sama max waaye daf ma ñaan pour ma mën ko may waaye feebar bi dañoo war a maytu surtout jagante ba ëpp bi dafa nekkul quoi baaxul. kon état bi lim jël nii couvre-feu bi baax na si benn côté mais métti na si benn côté bi comprendre nga mais instant yi Sénégal cas social moo fi ëpp fuuf borom alal ñu yor ay milliards ñu ngi fi fees dellu si dëkk mais seen bopp lañ fi nekkaluñ fi askan bi politiciens yi fu mu toll nii ku nekk ngi génn di wax mais seen wax yëpp seen bopp lañ jëmuñ pour askan bi de seen bopp la ñuy dimbale seen public la ñuy ut ngir nit fu mu toll nii feebar bi génn na corona am na bës ñoom ñëpp dañ génne di wax ngir lan nit ñi gën leen a xam jox lañ génnee li ñu yor dimbale si askan bi. ñu bëri léegi wàllum njënd beeg njaay mi dafa wàññeeku est-ce que li ngeen di jaay jamono ji mu ngi dox sax. waaw doxul à 100% mais ñu ngi góorgóorlu quoi xam nga toog la ñuy bañ ñun moom heure bu ñu xëyee moom dañuy ñëw fii sabablu waaw yàlla moom mooy maye quoi waaw dëgg la metti na nga toog waaw durant toute une journée defoo dara te boo xëyee yaa nga war a dund xam nga am loo jox xam nga sa waa kër affaire yooyu góorgóorlu. parce que man dama bëgg a digal rek sama mbokk yu jigéen yi ak góor yi yëpp fu ñu toll ni yor ko ci seen saak fu ñu dem rek laal ci seen loxo loolu da laa gën a gis. kon maanaam daal feebar bi bu dee yow dong moom du law. non parce que man bëgguma sax mu laal ma parce que feebar bi dafa garaaw day raye noonu dañ ko war a moytu muy góor muy jigéen ñu def espace bu bari surtout rawatina ci oto yi mu waroon def 2 personnes car yi tamit 5 personnes ñu yem ci parce que comme ça noonu buñ ko defee kenn doo am feebar bi te dañ koy daw parce que boo ko dawul rek daf lay jàpp te dañuy gaañ te dañoo am njaboot dañ ko war a moytu. alors tey jii nii marché bi itam gis nañ ni saa bu 17h jotee takkusaan dañ koy daal di koy tëj te marché Dior ku ko wax xam ne guddi gi la daan gën a faral di bëri ay doomi aadama jënd beeg jaay bi daan ci gën a dox mais tey jii leen mbaa coronavirus bi yàqu lu bëri jëm si seen activités yi yéen. waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax alhamdulilah yàlla moom lépp lu mu indi rek doomu aadama da koy sant yàlla bu baax a baax peut-être heure bi nga xam ne moom daan jaay daal mooy 17h bi lañ daan gën a jaay bu baax waaye comme ni mu demee rek moo tax ñuy wàcc heure boobu 17h mais yàq na liggéey bi nag waaye sant yàlla bu baax a baax daal. waaw loolu aussi dañ koy rafetlu bu baax waaw di nuyu Moussa Sy aussi de passage quoi xam nga ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax loolu rek pour suñu sécurité la quoi waaw loolu pour suñu santé la bu ko defee dañ ko ciy félicité mais ñun aussi amuñu pexe quoi à chaque fois maire bi day ñëw fii daf ñuy chasser fii nii mais on n'y peut rien mënuñu ci dara waaw buñ demee waaw ñu toogaat quelque temps dañuy dawaat ñëw parce que amuñu lu dul fii waaw. métti na trop marché Dior ngoon la ku ne xam ne marché yëpp ngoon la métti na trop gars yi sax xaaruñu sax 5 heures de 4 heures sax ñu ngi ji gars yi ñibbi ndax da ngay toog toute la journée doo jaay dara alors que nag ngoon jotee nga toog 18 heures nga tëdd des fois sax nga xiif ci guddi gi doo am loo lekk am na ñoo xam ne yoruñu fi si kër yi am na ñoo xam ne ay locataire leen affaire yi métti na métti goo xam ne fu ñu toll ñoom seen bopp ñoo war a xool bàyyi affaire yi kumba am ndey ak kumba amul ndey ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw bu ñu leen joxee xaalis ñu jox ko ñu amul loxo yu gudd mais bu ñu leen joxee xaalis dañ koy jël te di def nii si marché yi dugal ay quelques pataki ay diw ay lii di ko séddale nit ñi loolu amul sens lu am sens mooy gis naa ay fasteer ñuy tasaare fasteer yooyu am na solo trop mais ay millions yooyu bi ñu ko jëlee séddale ko askan bi yaakaar naa dañ mën a fagaru bu baax a baax ndax ndimbal na ci fekk loxoy borom te xeex union la force lañ wax. mbokki internet ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen kàddu di leen jox dig daje fii ki ay fan ci seen beneen actualité de la semaine ki si xare léegi ñu ngi si àndaloon ak Bokar Dieye.